salawaat ala muhammadin wa ali muhammad. labbayka ya Hussein. labbayka ya Hussein. labbayka ya Hussein. salawaat ala muhammadin wa ali muhammad. auzu billahi min asheytaani rajim. bismillahi rahmaani rahim. azama allahu ujurana wa ujurakum bi musaabina bil Hussein alayhi salaam. waj'alna wa iyyakum min at-taalibina bi sahrih maa wali imaamil mahdi min ali muhammad alayhi salaam. salawaat. imaam Ali ibnu Muusa Rida alayhi salaam nee na su fukki guddit Ashura yi taxawee nee na heure boo xamante ne nee nañ woon weer wi feeñ na ñu ngi dugg ci weeru tamxarit da daan gis baayam imaam Muusa al Kaazim alayhi salaam mu nekk ci naqar bu méttee métti day gis kanam gi sadd day gis dootul ree kenn dootul gisati bëñam ba ca fukkeelu fan ba nee na fukkeelu fan ba nag ci la naqar bi di gën a tar da ko yendoo jooy di wax ne bis bii ci lañu rey sama maam Hussein alayhi salaam. moo tax su weeru tamxarit bi commencé nga xamante ne moom mooy début année bi maanaam ci la année arabe bi di commencé année musulmane bi dañuy gis civilisation yi nekk ci àdduna bi yépp seen at suy tàmbali ñuy feetu di taal ay feux d'artifice di fo di kontaan waaye ñuy gis ne ñi nga xamante ne ñooy chiatu ala bayt muhammad maanaam ñooy topp yonent bi ak waa këram ci ndigalu yàlla ak ñi leen bëgg su at bi commencé ñoom dañ koy commencé ci ay naqar ci ay jooy mu nekk lu yéeme naqar yooyu ak jooy yooyu ñu ciy jàppale naqar ak jooyu seydina wa mawlaana abil qaasimil mustafa muhammad. moo tax ñu ngi njëkk a jël sunu jaal teg ko ci loxo seydina wa mawlaana abil qaasimil mustafa muhammad. ginnaaw loolu ñu jël sunu njaal teg ko ci loxo imaam ali alayhi salaam jël sunu njaal teg ko ci loxo fatimata zahra sayyidati nisaa'il alamin moom mi yaayu Hussein jël sunuy njaal teg ko ci loxo imaam asanul mujtaba jël sunuy njaal teg ko ci imaam zeynul abidin ak doomu Ousseynou yépp jël nag sunuy njaal teg ko ci loxo imaam sahibul asr wa zaman mawlaana Cherif Mouhamed Ali Aydara moom mi nga xamante ne mooy sunu rasulullah mooy sunu Fatima mooy sunu Xasan mooy sunu Useyn mooy sunu Zeynul Abidin mooy sunu imaamul Mahdi ñu ngi lay jaal sa maam Hussein alayhi salaam. azamallahu lakal aza lu jaddikal Hussein alayhi salaam di feddaliwaat sunu kóllëre di wuyu woote imaam Hussein ñun ñëpp ñuy wax labbayka yaa Hussein. labbayka yaa Hussein. labbayka yaa Hussein. labbayka yaa Hussein di baat bu gàtt waaye bu fees ak ay conséquences li Mawlaana doon wax sànq loolu mooy labbayka yaa Hussein. labbayka yaa Hussein mooy wuyu naa sa woote yow imaam Hussein kon bi mooy wuyu sa woote maa ngi jéem a mel ni nga bëgg ñu mel maa ngi jéem a jóg di taxawal li taxoon nga jóg ba ñu rey la rey say doom rey say jarbaat rey say xarit rey say saaba jël say jigéen ak say doom yu jigéen jàpp leen def leen ay jaam loolu lenn kese la nee na dama jógoon pour delloo nit ñi ci sama diine maam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sama diine baay Ali ibn Abi Talib te delloo leen ci loolu mooy dëkk ci lu baax sori lu bon di digle lu baax di tere lu bon problème mu àddina bi yëpp loolu la moo tax
yii ñuy def guddi yii ñuy màggal loolu la war a njëkk a jur ci ñun naqar bi ñuy naqarlu li ñu rey Imam Hussein daf ñoo war a yóbbu ñu nangu ne kon ñun dañoo bokk ci parti Imam Hussein alayhi salaam ndax en fait ñaari parti rek moo am mooy parti Imam Hussein mooy parti Imam Hassan parti Imam Ali parti Fatimata Zahra parti Rasulillahi parti yàlla muy Hizbullah parti boobu nag ku ci bokk dangaa war a melokaan yi nga xam ne moom la Mawlaana wax tey jii loolu mooy melekaanu jullit mooy da ngay baax rek comme ni ñuy wax lépp loo xamante ne jikko bu bon la nga fekkee xeex ba loolu jóg ci yow moo tax Mawlaana ne ren jii mu ngi jël Ashura bi jour yi Ashura bi yépp teg ko ci thème boobu thème lu lan jéem a defaru pour baax jéem a defaru pour baax parce que nee na su nit ki defaroo pour baax rek su boobaa àddina bi baax parce que àddina bi nit ñi ñoo koy baaxal nit ñi ñoo koy bonal donc su nit ñi defaroo pour baax nee na ñun ñëpp tey jii ci ren ji daf ñuy woo pour ñu wuyu woote Imam Hussein bi mu wax ne dafa jóg pour delloo diine maamam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fakka maamam bàyyi woon te loolu ñu ngi koy def ci digle lu baax tere lu bon te nit nag bala moo digle lu baax il faut que mu baax moom digle ba doog a am njariñ nit ki pour nga mën a tere lu bon il faut que yow nga bàyyi lu bon pour mën koo tere kon nag ren ji yëpp ku ci nekk soo jógee sa kër bay ñëw fii wala soo toogee fii na nga def sa bopp ne ñaan ci barke Imam Hussein ne damaa ñëw pour defar sama bopp pour baax pour mel ni nga xamante ne noonu la yàlla bëgg te loolu moo taxoon ñu rey Imam Hussein alayhi salaam ndax mbokk yi suñu demee ci histoire ni ko Mawlaana doon waxee sànq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa woote ay nit bañ ki leen jiite woon ci bañ googu Abu Sufyaan la tudd bañ bi doyul mu ne moom dina xeex ba lislaam du taxaw ci xeex yooyu xeex yi ñu jiite ci yi am ci lislaam yépp bi muy dund moom moo ko jiite moo jiite xare Badar moo jiite xare Uhud xare Xandak loolu lépp nee na lan la bëggoon a def mooy lislaam du jib mais bi mu demee ba xam ne mënatu ci dara mu ne du tax mu bàyyi léegi mu ne mu jël ay njabootam ne ñun ñëpp nañ ñëw duggandoo ci biir lislaam léegi nag continuer combat bi ci biir lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem bay waaj a génn àddina ci ndigalu yàlla mu samp imam Ali Ghadir Khoum loolu la Mawlaana doon wax keroog moo tax bi mu ko sampee na man kuntu mawlaahu fa aliyun mawlaahu képp koo xamante ne maay sa kilifa na nga jàpp imam Ali mooy sa kilifa mooy sama xalifa moom mooy fi représenté yàlla moom moo may remplacer nit ñi nangu ci biir waaye ci nit ñi nangu ci biti waaye ci biir ñu continuer combat bi loolu moo waral ñu ne li indi Karbala mooy Ghadir moo indi Karbala ndax ña bañoon li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon ci ndigalu yàlla ca Ghadir ñoo préparé seen coup ba yonent bi mu génnee àddina ba teg ci 50 ans 51e année bi ci la ñu mujj a atteindre seen objectif moo doon lan moo doon lépp loo xamante ne day symboliser Ghadir day symboliser li yàlla bëgg ak yonentaam day symboliser li tax l'islam di tegu ci yoon ba yawmal xiyaam te loolu mooy wilaaya mooy imaama mooy li yonent bi dénkaane woon ne maa ngi leen di bàyyi ak alxuraan ak sama njaboot ñu ne li ko fi doon symboliser rek léegi nañ ko far mu jeex benn yoon moo tax imaam Hussein alayhi salaam mbiram li tax mu gën a doy waar mooy juróom ñi nga xamante ne ñoom la yonent bi présenté woon ñu dund ak moom mu ne ñii ñooy ahlul bayt ñii la ñu yàlla jox pour ñu topp leen ci juróom yooyu imaam Hussein moo ca desoon yonent bi génn àddina ñu commencé nangu xilaafa ga biñ ko nangoo commencé soppi diine ji créer beneen islam waaye loolu lépp biñ koy def imam Ali mi ngi toog ñi xamoon démb xam li xew bëgg dëgg su nit ñi waxee indi dara ci lislaam lu ci bokkul ñu dem laaj imam Ali ne du noonu alayhi salaam nii la loolu di continuer ba ñu rey imam Ali alayhi salaam imam Hasan al Mujtaba nekk ci loolu moom tamit Muawiya ba Abu Sufyaan duggee ci biir islaam ak njabootam ngir yàq ko ci biir bi ñu bañee li yonent bi waxoon ci ndigalu yàlla ne su fi jógee njabootam lañu war a topp alxuraan ak njabootam teg fa ñeneen Abu Sufyaan dafa fekki ñooñu ne leen dak comme que léegi mbir mi nii la ñun sunu wàll ñun waa Banu Umayya da ngeen ñu koy jox ci nguur gi ci lañ jël doomam taawu Abu Sufyaan Yazid def ko gouverneur Syrie
mu faatu ca at ma ca topp ñu jël Muawiya mu remplacer ko looloo tax Muawiya mën a am doole préparé wu Syrie ay année ba ñëw bi ñu joxee xilaafa gi Imam Hussein mu ñëw mën koo attaqué mën a indi xeex yi nga xam ne ci xeex yooyu ci la ñu assassiné Imam Hussein alayhi salaam bi mu assassiné bi ñu reyee Imam Hussein Imam Hassan jël xilaafa gi mu xeex ak moom ba Imam Hussein xam ne su continuer xeex bi l'islam ñi fi baaxoon ñëpp dañuy jeex mu nangoo def ak moom pacte bi mu signé ak moom mais bi mu ko signé Muawiya bi mu jëlee xilaafa gi li mu waxoon loolu la Yazid def exactement dana xeexuma leen yéen waa ahlul bayt ngir julli ngir woor ngir gëm yàlla dama leen xeexoon pour jël xilaafa gi nguur gi loolu rek moo ma intéressé woon li ci des lépp sama yoon nekku ci daal di jël lettre bi daal koy xotti bi mu demee ba jël xilaafa gi li mu njëkk a def mooy créer palais vert jël nag lépp lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon ci l'islam mu jàngale contraire bi Imam Hassan bi mu xamee ne Imam Hassan opposant la ci loolu muy fexe di fexe ba finalement mu xam ne mënut a ger Imam Hussein Imam Hassan mënu koo changé loo ci la ko posene bi mu ko posene nag Imam Hussein rek moo fa desoon moo tax Yazid bi mu ñëwee réflexe am mooy dana lépp loo xamante ne jiwu wa jeex na fa dina fa jeex comme que ci kanamam ñenn rek ñoo fa nekk ñoo xamante ne ñu ngi delloo nit ñi ci l'islam muy ahlul bayt moom dina leen jëlee ñoom ñëpp ci kaw àddina te parce que nee na su leen fi jëlee rek Muhammad jóge fi islam jóge fa li bàyyi Muawiya amoon bëggoon am li maamam Abu Sufyan bëggoon am loolu moom moo indi Karbala moo tax borom xam-xam yi ne su ngeen bëggee xam yenn borom xam-xam yi nee na su ngeen bëggee xam li xew Karbala dellu leen Médine ca Saqifa ba yonent ba génnee àddina nee na jaas yi rey Imam Hussein ak fitt yi rey Imam Hussein Karbala ñu ngi ko defaree daase ko fële ca Saqifa ca Médina bi yonent bi génne fa la ñu fale woon seen xalifa ba nee na sawara bi nga xamante ne moom la ñu taal ba lakk tantu Imam Hussein lakk xayma yi jël jigéen jël Zeynab duma ko nangu seen yëf ba pare téy leen def leen jaam nee na safara boobu moom mooy safara ba ñu taaloon ba ñuy lakk kër Fatimata bintu Rasul al Zahra al Kubra bi yonent bi génne àddina ba ñu nangoo xilaafa ga ci Imam Ali nee na loxo yooyu dooroon Zahra ba faar ya damm nee na loxo yooyu ñoom ñoo dóor Zeynab ca Karbala moo tax ñun jàngat bi ñu ci war a jàng mooy ñu xam ne depuis boobu ba jusqu'à la fin du monde ñaari parti mooy am mooy parti ñi def loolu muy isbu sheytaan ak parti ñi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak yonent yàlla Muhammad muy isbullah olof nag dane lu waay di wuyoo da koy niroo ku tànn ne yow tànn naa Muhammad tànn naa Fatima tànn naa Alxasan tànn naa Alxuseyn tànn naa ànd ak Imam Hussein ca Karbala ndax dañ ne kullu yawmin ashura wa kullu ardin Karbala Karbala mu ngi nii fii tey jii moom mooy Karbala champ de bataille baa ngi nii noonu yaa ngi nii sunu kanam Imam Hussein a ngi nii toog imaam a ngi toog Imam Hussein a ngi toog kon ku nekk ci ñun nag dangaa war a góorgóorlu nekk al-Hurr ibnu Yazid al-Riyahi wala nga góorgóorlu nekk Habib ibnu Mazair wala nga góorgóorlu nekk Muslim ibnu Awsaja wala nga bu góorgóorlu nekk Burayr al-Hamadani comme que munoo fexe ba boog nekk Ali Akbar alayhi salaam munoo fexe tey di ba nekk Ali Asghar munoo fexe ba nekk Imam Zeynul Abidin parce que ñooñu yàlla moom moo leen jagleel depuis ba mu sàkkee àddina ne famille boobu ñi ciy bokk ñoom la kenn du tolloog ñoom kenn du mel ni ñoon te kenn du am ngërëmbaane yàlla àddina ak alaaxira lu dul da nga leen a bëgg da nga leen a topp mu ne yonent wax xul laa as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba laajuma leen benn fay lu dul ngeen bëggal ma toppal ma sa famille yu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax waykat ba ne hal ajru Muhammad aza est-ce que lii ñu def nii ginnaaw Muhammad saabaam yi ak seeni doom ak seeni sët li ñu def waa kër yonent bi ak ay sëtam ak ay doom est-ce que nee na loolu moom mooy fay bi ñu fay Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu lépp mu war a nekk loo xamante ne dañ cee war a xalaat Mawlaana nag nee na ren parrain wu Ashura ren bi comme daaw ni mu nekkoon Sukayna nee na ren mooy Abdallah Ar-Radi Abdallah Ar-Radi moom mooy Ali Asghar mooy liiru Imam Hussein bi nga xamante ne bu muy dem Karbala daf ko yóbbaale bañ demee ba mar bi jàpp leen tey jii su nekkee première guddi Ashura ci fukki guddi yi muy deuxième guddi ba ci la Imam Hussein alayhi salaam egg Karbala ci la egg Karbala ak ña mu àndaloon bi muy jógee Makka di ñëw Karbala 4000 personnes ànd nañoo ak moom
bu mu egsee ca bis boobu muy deuxième jour ba dafa taxaw ne leen fii fan la ñu ne ko fii Naynawaa la tudd mu ne leen amul beneen tur ñu ne ko axankay at-Tafi la tudd ñu ne ko amul beneen tur mu ne leen axankay ñu ne ko axankay Karbala la tudd mu yëkkati loxoom ne allahumma inni a'udhu bika minal karbi wa balaa yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ñu ci lépp loo xam ne musiba la ak balaa mu ne wàcc leen fas yi fii la ma sama maam rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon ne fii la ñuy reyee ñun ak njabootam fii la ñuy dagge sama bopp jël fas yi ñu yéeg sama kaw fii la ñuy jëlee njabootu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jàpp leen yeew leen def leen comme ay jaam mbokk yi bi imaam Ousseyn di wax loolu bi mu paree ne képp koo xamante danga maa toppoon ngir àddina danga maa toppoon te toppoo ma ngir yàlla danga maa toppoon te toppoo ma ngir bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xam leen ne fii dara du fi amati lu dul joxe sa bakkan képp ku ma toppoon pour leneen nag bis ni ki tey yeewi naa la bi mu waxee loolu 4000 personnes yi ko àndoon ak moom depuis Màkka ñëpp dañoo wane ginnaaw dellu seen dem seen yoon ñooñu lan moo taxoon ñu dellu ginnaaw dem seen yoon mooy li Mawlaa laa doon wax amaana doon nañu wax labbayka yaa Hussein amaana gëmoon nañu loolu lépp mais lan moo leen yóbbu mooy àddina daf leen dominé woon bay yaakaaruñu ne dem nañu ba gëmatuñu ne li yàlla di fay àllaaxira moo ëpp doole sa bakkan boobu ñu ne su dee perte bakkan moo ci des nag xaaral ñu daal dem dellu suñu yoon donc bañ loolu dal la fii ngay préparé wu parce que épreuve boobu ñooñu am ci imam Hussein alayhi salaam ñëpp dinañ ko am fii Mousdahir mais aussi dinañ ko am su imam Mahdi alayhi salaam ajalallahu taala farajahu sharif ñëwee su boobaa tamit nee na ñu bëri dinañ dellu ginnaaw ku bañ nag jamono jooju su ñëwee nga dellu ginnaaw da ngay def labbayka yaa Hussein labbayka yaa Hussein labbayka yaa Hussein mu bañ a nekk ay wax yoo xam ne ci làmmiñ lay jóge bañ a wax ay wax yoo xam ne ay ronkoñ kese lay doon mais mu nekk wax boo xam ne ci xol lu jóge nga mel ni imaam Hussein alayhi salaam Karbala bi tisbaar jotee fekk rey nañu ñamu àndaloon saaba yëpp waa famille bi Ali Akbar jiite ñëw def fa njàmbaar gu kenn nettaliwul ñu rey Ali Akbar daggate ko morso Xaasim di doomu imaam Assane daal di dem moom tamit ci champ de bataille bi def fa ay jaloor rey nit ñu bëri moom tamit bu mu sëggee defar dàllam ñu fekk ko fa dagg bopp bi moom tamit rey ko ñuy rey njabooti imaam Hussein ba Abbas des ci Abbas dem uti ndox dem bay dellu si moom tamit ñu daal koy dogale dagg loxo ndijoor bi muy continuer di xeex ñu dagg loxo càmmoñ bi muy continuer di xeex ñu jam ko flèche ci bët doxe ko ginnaaw bi deret ji saddee ba gisatul dara ñu doxe ko ginnaaw dóor ko jaasi mu daal di daanu kenn desatul sur le champ de bataille ku dul imam Hussein kese moom moo fa des ak xale yi ak jigéen ñi ak imam Zeynu Abidin mi feebaroon mais imam lan la def imam bi mu gisee ne Ali Asxar mooy su ngeen déggee ñuy wax assalaamu aleyka yaa aba abdillah ñu ngi lay nuyu yow aba abdillah baayu abdallah boobu la ñuy wax abdallah mi nekkoon liir fekk na toog na ñetti fan naanuñu lekkuñu parce que Umar ibnu Saad ak Ubaydallah ibnu Ziyad généralu armée Yézid bi dañoo joxe ndigal ne nañu baare jël 6000 soldats ne nañu baare ndox mi nañu baare yoonu dex bi nañu bàyyi mbaam xuux yi ak xaj yi ak yéefar yi ak nasaraan yi ak maajoos yi na ku nekk naan waaye ba mu des képp koo xamante ne ci njabootu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam doo naan képp koo xam ne tam dafa ànd ak ñoom doo naan ñetti fan amuñu ndox yaayam nampal na ko ba amatul lum ko nampal parce que moom tamit lekkul naanul amatul soow xale bi dem na ba yax yi ak der bi di kolew dem na ba mënatul sax noyyi bi ko yaayam ñëwee indil ko imam Hussein ne ko léegi comme que ñoom tere nañ ñu ndox mi wax leen nañu may xale bi mu naan xanaa xale bi moom mënul xeex mënul def dara mais gis nga mar mu ngi koy rey imam Hussein alayhi salaam daal di jël xale bi daal koy leew dafa leen discours ne leen yéen laay wax yéen armée wu Yazid xale bii de mu ngi nii yaayam toog na ñetti fan naanul moom dafa mar mu ngi koy rey dama bëgg ngeen may ko ndox mu naan te ñu ngi leen waatal ne su ngeen ko joxee ndox benn mag du naan ci ndox mi wala sax su ngeen bëggee xale baa ngi ni jël leen ko yéen ngeen yóbbu ko may ko ndox mu naan ba pare ngeen delloo suñu ko bi mu waxee loolu
ña àndoon ak Yazid ñu ci bare bari ay jullit la ñu woon seen xol commencé tooy mais lan moo leen yóbbu woon pour ñu àndal Yazid loolu la Mawlaana di wax ne nañu defar suñu xol defar suñu jikko ndax am jikko bu bon mooy tax ñu won la àddina ba loolu jaral la nga jënde ko sa àllaaxira terewul woon dañ doon julli dañ daan woor gëm nañ ne yonent yàlla Muhammad moom mooy yonent bi gëm nañ ne ahlul bayt ñoo gën ci àddina mais alal bi ñu leen dig ak poste yi ñu leen dig ak mbiru àddina yi ñu leen dig moo taxoon ñu def loolu mais terewul am na ñoo xam ne seen xol tooyoon na bi imaam Ousseyn waxee lu ñu ne lii de dëgg la léegi nañu may xale bi mu naan bi ñuy werante seen biir ñi naan nañ ko may ñi naan buñ ko may ci la Omar ibn Saad woo Urmula dafa nekkoon lu ñu tuddee tireur d'élite bokkoon na ci ñi nga xamante ne ñoo dàqa flèche ci arab yi mu ne ko Urmula régleel ma situation bi mu ko waxee Urmula daal dem ci ginnaaw jël ay flèche am teg jël xeejam jël arc bi jël fitt gi teg commencé viser putu xale bi tranquillement froidement su viser ba xam ne am na chance mooy mu bàyyiwaat dem jëlaat beneen angle di ko viser ba nga xam ne xam na ne léegi am na ko sur la ligne de mire ci leen ne tay flèche bi di ñëw ba fekk ni imaam Ousseyn alayhi salaam téye xale bi nii mu dal ci baat bi daal di dagg baat bi deret ji ne cas imaam daal koy leewu deret ji nii di tuuru ci loxoom imaam jël deret ji sànni ko kaw asamaan deret ji ba léegi wàccul mu ne lenn dong moo ma tax a muñ moo ma mën a muñ moom mooy yàlla teewe na ci lii ñu def xam ngeen ni ñuy def loolu du woon affaire nguur kese moom moo leen intéressé woon du woon affaire rey waa kër yonent bi kese moo leen intéressé woon mais ñu doon def loolu dafay wane ne ñoom seytaane dafa nekkoon ci seen biir xol ba nga xam ne lenn lañ bëggoon mooy fay l'islam définitivement pour que ñoom loolu ñu tudde ne moom mooy l'islam loolu continuer di am du am lenn lu ko mën a opposé ti maanaam nañ ne nañu toroxal waa kër yonent bi décourager nit ñi leen di topp ba nga xamante ne suñ jógee ci lii kenn dootu fi ñemeeti wax ne Muhammad wala ahlul bayt kon ñun lépp lu ñu wax ci lislaam rek loolu la nit ñi di nangu noonu la ñu def Abdoulaye Radi noonu lañ ko reyee ci loxo baayam bi ko imaam téyee nii fekk yaayam sori na mu ngi ca ginnaaw bi mu gisee imaam téye ko di ñëwaat mu ne xam naa ne xale bi may nañ ko ndox xam naa ne sama doom ji su ñëwee su dellu see incha allah dinaa ko mën a toppatoowaat ba mu jëlaat forme muy ñëw di ñëw bi ñuy gis xonqaay bi nekk ci li ko imaam muure woon ba mu egsi ci la ñu gis ne ndekete yoo Abdallah Radi rey nañ ko dem na alaaxira yaay ji jooy yu metti bàjjan bi Zeynab ñëw dëfal ko ànd ak moom ci jooy yi waaye li gën a garaaw ci loolu après imaam Ousseyn alayhi salaam jël xale bi daal koy suul biñ demee ba nga xamante ne imaam Ousseyn deseetul kenn lii may wax nii fa la am importance imaam dafa taxaw ne hal min mughiisin yughiisunaa li wajhillah est-ce que amul kenn koo xamante ne kuy dimbale la mu ñëw dimbali ñu ngir yàlla mu ne est-ce que amul ci yéen kenn koo xam ne gëm na ne yàlla kenn la kuy ñëw ragal yàlla ci dimbali ñu ñun ahlul bayt bi mu waxee ci désert bi li muy rëy li fa nit ñi bari 30,000 personnes yoo xamante ne ay soldats Yazid lañu kenn wuyuwu ko ci la imaam Zeynul Abidin alayhi salaam fa mu nekkoon ca feebar ba mënul dara jóg ne labbayka yaa Hussein. ne labbayka yaa Hussein génn mënul dox mu ngi jàpp ci jaasi ji mel ni beeke egsi bi mu egsee baay bi daal koy defal ne ko déet yow bokkoo ci yow tey yàlla génn la ci lii xeex parce que képp koo xam ne da ngaa feebar wala nga nekk situation bi nga nekk yow waroo xeex dellu te yow sax dafa am yàlla mission bu mu la dénk parce que lii yow yaa koy mottali ci la imaam Zeynal Abidin alayhi salaam dellu waaye woote boobu imaam Ousseyn woote woon il y a presque 1300 ans woote boobu ba léegi moom la nit ñu baax ñi di wuyu kon bu mu leen bett mukk su ngeen gisee ni ci àddina bi ñu néew la minorité ñooy wuyu woote boobu parce que imaam Ousseyn bu muy dem 72 soldats la amoon maanaam julli ñëpp soo leen jëloo ñu nekk ci àddina bi yëpp ñi ci àndoon ak ahlul bayt presque matuñu 1000 personnes kon tey jii labbayka yaa Hussein foo dem ci àddina bi dégg ko
foo taxaw dégg labbayka yaa Hussein ñu ngi wuyu woote boobu moo tax ñun ñu nangu wuyu woote boobu nañu agir en conséquence. yàlla baaxe ñu ñun suñu wuyu rek dañoo répété wuyu sëtam Maulana Chérif Mouhamed Ali Aidara kon Maulana ñu ngi lay wax labbayka di wax tam labbayka yaa Hussein di wax labbayka yaa Hussein di wax labbayka yaa Hussein. salawaat ala muhammadin wa ali muhammad. allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad. foofu lay yemale sama wax tey incha allah di leen fàttali rek ne guddi yi digle nañ ci ku ci mën ci jour bu nekk soo mënee def 1000 ixlaas jox ko addi imam Hussein baax na mais soo mënee def 100 baax na 100 soo defee 100 chaque jour soo eggee ci 10e jour bi sa 1000 mat na. ku sawar mën a def 1000 tam su jour ba jotee di nga mën a def sa 10 000 100 ixlaas 100 salawaat 100 astaghfirullah jox ko addiya imam Hussein alayhi salaam. fii tamit fii ñu toog nii ci majlis bi bis bu ne 17h30 5h30 jëm 6h dañ fi wàcceel kaamil imam Hussein commencé nañ ko tey képp koo xam ne yàlla mënal la ko te nga mën koo fekke te nga mën ñëw jàpp si na nga ñëw jàpp si ngir sa bopp ngir imam Hussein. assalaamu ala al Hussein wa ala ali ibn al Hussein wa ala awlaadi al Hussein wa ala ashaabi al Hussein wa laanatullahi daiman abadan ala man xatala Hussein wa ala man zalama Hussein min al an ila yawmi ddin. salawaat.